نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qui l'a égaré. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour où les regards seront figés. Frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, qu'Allah nous maintienne dans le droit chemin. Et sachez que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam sont notre seul et unique moyen de réussir notre vie d'ici-bas et de l'au-delà. Souvenez-vous du dernier message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui révèle être un condensé de principes et de règles à observer. Ce dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un véritable rappel destiné aux fidèles, mais aussi une importante mise en garde adressée à la communauté humaine, tout en confirmant la fin de sa mission prophétique. C'est un prêche émouvant et non moins prémonitoire. Je cite: Ô peuple, écoutez attentivement, car je ne sais si, au-delà de cette présente année, je serai encore parmi vous. Écoutez donc avec attention et transmettez ce message à ceux qui n'ont pu être présents parmi nous aujourd'hui. Tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure. Donc, tout intérêt non payé est désormais annulé. Votre capital, cependant, vous revient. N'infligez ni ne faites endurer aucune injustice. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de pouvoir vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est la permission de Dieu
que vous les avez prises pour épouses et qu'elles vous ont été confiées par Dieu. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Écoutez bien, adorez Dieu. Faites vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois béni de Ramadan et donnez de votre richesse en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, pas plus que celui-ci ne l'est envers un arabe. Les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, autant ces derniers ne le sont vis-à-vis des blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est qu'en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous en ait fait don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô peuple, souvenez-vous un jour, vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je transmets. Je laisse derrière moi deux sublimes héritages, le Coran et la Sunna, et ma Sunna, comme modèle. Si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que ceux qui écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent les comprendre mieux que ceux qui m'écoutent présentement. Sois témoin, ô Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Fin de citation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminant son dernier sermon, et alors qu'il se tenait près du sommet de Arafat, le verset coranique suivant lui fut révélé par le biais de Jibril alayhi salam. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous. J'ai accompli mon bienfait sur vous et je vous ai choisi l'islam comme religion. Sourate 5, verset 3. Chers frères et sœurs en la foi, ce message fort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très émouvant et plein de recommandations et d'enseignements à tirer. Bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit plus de ce monde, son sermon d'adieu demeure toujours vivant et plus que jamais d'actualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde et répande ses meilleures bénédictions sur nous. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الرضا. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli si sangu-sang yi moom mi nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala yónni pour mu jàngaleel ko li nga xamante moom moo di diineem bi, waaye tamit ñu jaarale ko ci li nga xamante moom moo di ay jàngaleem. ñoo ngi julli si moom di sëlmal di ko ñaanal mucc ak xéewal. ñoo ngi koy ñaanal moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ki nga xamante ni gëm na ko fii bu bisu penc yàlla nañ ci yàlla boole. di delluwaat sant borom bi subhanahu wa taala ci xéewal bi nga xamante ni defal nañu ko bi maanaa ñu fekkee ay bis yu màgg, ay bis yi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee woon ay bis la yoo xamante ni jaamu ci borom bi dafa gën, màggal ci borom bi lu ñu sopp la, waaye tamit di yokk ay jaamu yàlla nekk na loo xamante ni ñu digle la ci bis boobu, ndaxte amul ay bis yu gën a màgg ci at bi bis yooyu. donc ñooy ñaan borom subhanahu wa ta'ala yàlla na yàlla nangul ñu bépp jaamu yàlla bi nga xamante ni defoon nañ ko ci bis yooyu,
waaye tamit mu fulal ñu ko dencal ñu ko foo xamante ni yàq àggu fa mbokk yi mu amoon ay dénkaane yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon dénk ay saxaabaam waaye yemul ci ay saxaabaam ndaxte keroog bi mu taxawee ci kaw Arafat doon jottali message bi da doon wax ñi nga xamante ni fekkee nañu message bi ñi nga xamante ni fekkee nañu samay kàddu tey dañuy jottali ñi nga xamante ni fekk nekkuñu fi donc mën nañu wax ni ñun si message bi lañ bokk donc nekkuñu woon Arafat waaye ku nekk na jàpp ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay waxanteel mu nekk ay dénkaane yi nga xamante ni mbokk yi dafa tënk dundu jullit bi dafa tënk li nga xamante moom moo di jaamu yàlla ndaxte ci fànn yépp la dikk bépp fànn bi nga xamante ni dafay ñoŋal diggante nit ki ak boroomam diggante nit ki li nga xamante moom moo di ak ñi mu yilif maanaam soxnaam ak ay njabootam diggante nit ki ak moroomam ay moroomu jullitam même bu dee ki nga xamante moom nekkul jullit am na ab ay comportement yi nga xamante moom la jullit bi war observer donc ak diggante nit ki aussi ak ñi nga xamante ni moom moo di jaamu yàlla yi donc mu nekk li nga xamante ni ay dénkaane yoo xamante ni mën nañu wax ni dafa tënk li nga xamante moom moo di dund jullit bi ba tax na sax keroog bi mu koy wax saxaaba yi am na ñoo xamante ni dañ doon jooy jàpp ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel na kuy tàggoo ndaxte li mu tëjee dafa nekk loo xamante ni mën nañu wax ni lii nii de moom moo ndar képp li nga xamante ni moom moo di risaale bi nar a jóge ci borom subhanahu wa taala di ñëw mbokk yi tey dañuy dikkoon incha allah di fàttalante ak yéen ci li nga xamante moom moo di sermon boobee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko defoon ci bisu Arafat ci ajam bu njëkk ak bu mujj ndaxte yéen saa sallam benn aj la mas def boobu mooy ajam bi njëkk boobu mooy ajam bi nga xamante moom moo mujj mu taxaw ci kaw Arafat ci bisu Arafat nga xamante ni bis bu màgg la mu di jottali li nga xamante moom moo di message bu borom bi subhanahu wa taala muy message bu gudd daanaka moom lañ doon lim léegi waaye dañ ciy tënk rek ay points bu ko defee dina nekk li nga xamante moom la ñuy bëgg partagente ak li nga xamante moom moo di suñu mbokk yi bi su njëkk mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu taxawee ci kaw montagne bi di waxanteeg saxaaba yi lan la leen wax yéen samay nit déglu leen ma bu baax a baax ndaxte amaana dëwan ci heure bii du ma fi fekk foofu bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firndeelul ni moom dëwan du ko fi fekk mais dafa ne laalli amaana donc moom wóoru ko ndax dëwan dina ko fi fekk ba tax na muy attirer attention mbokk yi pour ñu gën ko déglu bu baax a baax foofu li ñu ciy jàngee mbokk yi moom moo di jullit bi dafa war a jàpp ni moom xamul li nga xamante moom moo di kañ lay faatu amul kenn ki nga xamante ni xam na ban bis lay faatu ak fan lay faatoo ak naka lay faatoo waaw ndaxte laa yaalamul xayba illa allah kenn xamul lu ñëwagul ku dul borom bi subhanahu wa taala même ñi nga xamante ni dañuy jéem di luñjatu maanaam di gëstu lan mooy xew ëllëg ñooñu ay mbir lañuy def yoo xamante ni borom bi subhanahu wa taala bëgg ko ndaxte loolu moom kese moom moo ko yore moom borom bi te loolu sax daanaka buñ lay wax sax dëgg boobu dafay ànd ak ay njuumte yu bare ñu boolekaat benn dëgg pour wax ka nit ñi te bépp jullit boo xamante ni mi ngi jóg pour luñjatu maanaam di gëstu lan mooy xew ëllëg pour moom li nga xamante ni moom laay jublu naka lay demee ndaxte loolu kumpa la képp koo xamante ni mi ngi koy def na xam ni borom subhanahu wa taala mi ngi koy topp te kooku sax yenn saa sallam nee na mooy na ma yenn saa sallam nee na képp koo xamante ni sol na dàllam mu dem ci gisaanekat wala ñi nga xamante ni dañuy xool di la xoolal sa avenir comme ni ñu koy gisee léeg-léeg ci télé yi wala ci rajo yi parfois sax du nekk ci télé rajo yi mais mën nga sol sa dàll dem ci ab gisaanekat mu lay xoolal yenn saa sallam nee na képp ku ko def nee na boo jullee 40 guddi 40 jours boo ko jullee kenn du nangu sa julli 40 jours boo jullee kenn du nangu sa julli jàmm yàlla boo def kenn du ko nangu man ata arrafan fasaluhu an shay lam tuqbal lahu salata 40 layla donc loolu nekk na loo xamante ni lu grave la ndaxte ki kay def moom dafay jéem di gëstu avenir am di xool li ñëwagul naka lay jéem ba xam ko te kenn xamu ko ndagam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax man xaw ma liy xew ëllëg donc keneen ku dul moom warul xam li nga xamante moom mooy xew ëllëg wa ma tadri nafsun maada taksibu ghadan
benn bakkan xamul lan mooy xew ëllëg. amul benn bakkan bi nga xamante ni xam na loolu donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax donc mu ni na ngeen déglu bu baax ndaxte xaw ma ni dëwan ci heure bii nii dina fekk ndaxte jour boobu noonu nit ñu bare ci mbooloo jullit dañ fa dajale woon donc mu xam ni occasion boobu noonu occasion bu propice la pour mën a jàllee li nga xamante moom moo di message am bokk na ci mu njëkk wax mbokk yi moom moo di na ngeen xam ni bërëb bii ñu nekk ak bis bii nu nekk ak jamono yii nu nekk jamono yoo xamante ni nu ormal la muy Makka ak bis boobu bisu Arafat bis bu nu ormal la waaye ni nu ormalee bis yooyu noonu ak bërëb yooyu noonu noonu la borom bi subhanahu wa taala ormalee jullit bi waaw doomu aadama rawatina li nga xamante ni moom moo di dundam ak alalam muy wane lan muy wane ni nit ki jullit bi rawatina jullit bi warul di jëg pour dal ci kaw mbokk jullitam pour jël alalam wala pour jël bakkanam loolu borom subhanahu wa ta'ala daf ko tere waaw ndaxte nit ku nu ormal la laqad karramna bani aadam dañu teral ki nga xamante moom moo di doomu aadama donc même budul ci alalam wala ci deritam sax waroo taxaw ci deram di ko wax ndaxte loolu nekk na loo xamante ni lu ñaaw la léegi bu ñu xoolee suñu daanaka loolu dafa wisaaroo ci jamono ji que ça soit mu nekk ci ñi ñu jiite parfois dañ koy gis ci télé yi parfois dañ koy gis sax ci ñi nga xamante moom la ñuy jëflante donc di dindi xorma jullit wala di xaw yi li nga xamante moom moo di suturaam loolu nekk na loo xamante ni lu borom bi subhanahu wa taala tere la mu ne na ngeen xam ni béréb yi nii ñu leen ormalee noonu la ñu ormalee li nga xamante moom moo di jullit bi maanaam lu jëm ci li nga xamante moom moo di deritam ak alalam donc mu ni sa mbokku jullit bu ko lor bul jël de alalam waaye tamit bul tuur deritam bul teg ci deram loo xamante ni lu ñaaw la sinon lu ko mooy rek di nga def loo xamante ni lu ñaaw la mbokk yi bokk na si li nga xamante moom moo di digle yi mbokk yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi digal jullit ñi mun leen da ngeen bàyyi xel ni bis dina jot ngeen dajeeg seen borom ndaxte bu leen jàpp ni dund bi nga xamante ni moom lañ nekk nii di dund bu ñu faatoo fa lay yem déedéet dund bi dafay weesu na foofu dañ fi ñëw borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran dañ fi ñëw pour ñu nattunu si ñun kan mooy gën rafet li nga xamante moom moo di ay jëf donc dañuy jëf fii ci àddina waaye ëllëg li nga xamante ni moom la ñuy nekk di jëf ëllëg keroog yawmal qiyaam dañ koy réglé xool sa jëf yu baax yi ak sa jëf yu bon yi xool ban moo ëpp donc nañ jàpp ni dund bi yamul suñu faatoo benn taalifkat da doon wax mu ni law anna ida mitna turikna lakaana alxaya gaayatan li kulli xay lakaana almawta gaayatan li kulli xay walakin ida mitna buisna wa nusalu an kulli shay mu ni su ngeen yaakaaree ni dafa ni su fekkoon suñu faatoo dañuy noppaliku dee dëkki amul kon dund dana nekk victoire pour képp koo xamante ni mi ngi dund waaye suñu faatoo dañuy dekkil te lépp li nga xamante ni dañ ko doon def dañ ñu koy laaj donc ku nekk mun na bàyyi xel li nga xamante moom moo di ay jëfam ndaxte fa may yaamal misqaala zarratin xayran yara wa may yaamal misqaala zarratin charran yara lépp loo mënti def ci lu baax lu mu tuuti dañ koy gis waaye tamit lépp loo xamante ni def nga ko ci lu bon lu mu tuuti dañ koy gis keroog yawmal qiyaama donc mu nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey muy continuer ci di nu bàyyiloo xel ki nga xam ne moom moo di seytaane nee na ngeen bàyyi xel seytaane ndaxte moom bëggul lu dul di leen puus ci ay bàkkaar nee na saxaaba yi la doon waxal nee na borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leen di dimbali yéen a ngi moytandiku bàkkaar yu rëy yi bàkkaar yoo xamante ni ñun noo ngi koy def jamono yi mu ni yéen a ngi moytandiku bàkkaar yu rëy yi waaye na ngeen fexe ba bu mu leen xiirtal ci li nga xamante ne moom moo di bàkkaar yu ndaw yi ndaxte waykat ba dafa waxoon fa inna al jibala ila al xasa nee na montagne mi ngi bàyyeekoo wala mi ngi jóge ci li nga xamante ne moom moo di ay doj yu ndaw yu tegle koo ba àgg ci kaw donc bàkkaar yu ndaw yi nga xamante ni moom ngeen di xeeb moom mooy dem ba bari sa xol darifee borom sant daf naan kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibun yu ndaw yooyu noonu nga doon xeeb moom mooy dem ba dajale koo ci xol bi muur xol bi ba nga xamante ni xol bi du gis lu dul lu ñaaw donc bàkkaar kenn du ko xeeb lu mu tuuti jarul def waaw lu jar a moytu la looloo tax mu ni saxaaba yi na ngeen fexe ba
moytu bàkkaar yu ndaw yi waaw ginnaaw ba ngeen muccee si nga xamante moom moo di bàkkaar yu mag yi mbokk yi bokk na si li nga xamante moom moo di dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi loo xel bi nga xamante ni mi ngi nu ko doon def ci li nga xamante moom moo di farata yi borom subhanahu wa ta'ala gàll suñu loos nee na ngeen bàyyi xel farata yi du si mel ni julli ndaxte awwalu ma yuhaasabu al abdu yawma al qiyama as-salat li ñuy njëkk rek lay jaam bi keroog yawma al qiyama moom moo di julli donc julli moom mooy li ëpp solo si jaamu yàlla donc julli bu nekk war na ko bàyyi xel julli nag nekk farata boo xamante ni dañ ko war def quotidiennement ba pare ci ay heures yoo xamante ni heures yu ñu xam la yu ñu lim la donc julli bu nekk war na ci bàyyi xel mu bañ ko di tardé mu bañ ko di sàggane di ko yéexee loolu yëpp dafay jur li nga xamante ni moom moo di mbugal ci moom mu nuy bàyyi loo xel li nga xamante moom moo di woor weeru koor joxe asaka ci xaalis bi nga xamante ni ñoo ngi koy desal ci suñuy alal waaye tamit di aj màkka su fekkee attan nañ ko donc mu nekk ay digle yi nga xamante ni yu jar a bàyyi xel la bokk na ci digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si message am bu mujj ñu koy woowee hajjatul wida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon bàyyiloo ñaari kabaayir wala ñaari mubiqaat tam ko doon wax ci xadis ba ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat bokk na ci bu njëkk bi moom moo di riba yéen saa sallam nee na riba dafay alak boromam nee na kii lekk riba su ko moytuwul da koy alak waaw riba booy xool léegi bare na fi intérêt yi waaw bu dee ci jaaykat yi di peese wala di natt loo xamante ni matul waaw nit lebal la nga teg ci dara donc yooyu noonu ay xeetu riba la léeg-léeg ñoo ngi koy def parfois genre retour yi dañuy gis koo xamante ni buñ ko labalee li muy delloo da ciy yokk donc yooyu yëpp ay xeetu riba la yoo xamante ni donte au début dañ commencé woon pour dimbalante mais dafay mujj nekk li nga xamante moom moo di riba donc yooyu yëpp ay xeetu riba la yu jar a bàyyi xel donc loolu dafa bokk ci bàkkaar yi nga xamante ni dafay alagee beneen bi aussi moom moo di rey bakkan ñu ngi ko doon wax sànq rey bakkan boo xamante ni tegoo ko ci yoon waaw amul lenn loo xamante ni atte nañ ko ci charia ba ñu war ko rey yow nga rey ko te léegi booy xool am na sax yenn façon xeetu rey yoo xamante ni moom la nit ñi gën a xiirtal nit ñi que li nga xamante moom moo di rey bakkan nit ñi donc yooyu aussi yu jar a bàyyi xel la bokk na ci mbokk yi dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu ni ñu ñëpp noo yem comme ni mu ko waxee woon waa Quraysh kullukum min aadam wa aadam min turab ñu ñëpp noo yem ñu ñëpp noo ngi bàyyeekoo ci yonent yàlla aadama te suñu maam aadama moom mi ngi bàyyeekoo ci suuf donc nga xees nga ñuul nga xonq nga nekk arab nga nekk wolof loo mënti nekk ñu ñëpp a yem ci lenn rek la ñuy gënalantee ci lenn la nit di gënee moroomam te loolu moom moo di at taqwa inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen moom mooy ki gën a ragal yàlla waaw nekkul arab bi moom moo gën a ragal moom moo gën nekkul ku weex ki moom moo ma gën nekkul ku ñuul ki moom moo gën mais ki gën moom mooy ki nga xamante ni moom moo di ragal yàlla te ragal yàlla nekkul ludul di xool li borom bi subhanahu wa taala digle nga koy def waaye tamit di xencu li nga xamante ni daka tere nga jéem ko bàyyi donc loolu rek moom moo di ragal yàlla yàlla na ko yàlla may bokk na ci mbokk yi dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni moom la doon mujj dénk mbokk yi moom moo di man de moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax mu ne man maay yonent bi mujj ci yonent yi amul beneen yonent boo xamante ni dafay ñëw sama ginnaaw donc yonent bu taxaw di ñëw di woote woo yonent kooku nekkul yonent leneen la waaw wala bu dee yonent kenn yónniwu ko si nit ñi donc loolu aussi lu jar a leeral la donc yonent saa sallam moo ko wax mu ne man maay yonent bi mujj ci ki borom bi subhanahu wa taala di yónni waaye na ngeen bàyyi xel que ni bàyyee naa leen ñaari mbir yi nga xamante ni mën na nekk leen seen dono ñaari mbir yoo xamante ni soo ngeen ci jàppee ngoy ci doo ngeen mas a réer taraktu fiikum amrayn maa in tamassaktum bihi falan tadillu abada bàyyee naa leen ñaari mbir yoo xamante ni boo ngeen ci ngoyee jàpp ci bu dëgër doo ngeen mas a réer lan tadillu la wax doo ngeen mas a réer ñun ka lan la mu ni kitaaballahi téere yàlla bi wa sunnati ak li nga xamante moom moo di sama sunna maanaam samay jàngale donc mu nekk loo xamante ni jar a bàyyi xel fi ñu toll nii ak depuis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi ñaar moom mooy tax ñu sowee ak loo mënti nekk ñaar kese moom moo tax nga mën sowee
moom moo di topp yàlla topp téereem bi di ko jàng di ko jëfee waaye tamit topp jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ci yàlla xiir mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jeexal message am boobu noonu nga xamante ni message bu tàggoo la mi ngi jeexalee fekk mi ngi taxaw ci kaw montagne Arafat mu ni si la ko borom bi subhanahu wa taala wax yu ab aaya waaye Jibril ñëw jottali ko nga xamante moom moo di aaya bi moom moo di tey seen diine mot na seen diine mat na borom bi subhanahu wa taala yërmandeem mot na ci yéen waaye borom bi subhanahu wa taala tamit gërëmal na leen islam mu nekk seen diine waaw gërëmal na leen islam mu nekk nga xamante moom moo di seen diine al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina donc amul beneen diine boo xamante ni dafay bees wala amul leneen loo xamante ni dafay ñëw ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nekk diine loolu mënta nekk wala bu nekkee tamit luy safaanoo ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la donc diine l'islam mat na te di yokk ci diine bi wala di ci wax yeneen yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko woon wala indi ko woon loolu dafay firndeel ni wala dafay wax wane ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam matul woon alors que yonent sallallahu alayhi wasallam dafa mataloon dafa jottali woon na ba matal li nga xamante moom lañ ko yónnee woon ba mu paree mu ni allahumma fashhad yow sama borom ndax jottali naa te moom mi ngi laaj borom bi te borom subhanahu wa ta'ala moom moo ko gën a xam ni moom jottali na bi mu nekk jottali nga mi ngi ko fa allahumma fashhad yow sama borom seedeel ni jottali naa ba pare mu ni ñi nga xamante ni teew nañ ci jotaay boobu comme ni ma ko waxee woon sànq ci commencement bi nañuy jottali ñi nga xamante ni ñëwuñu donc mbokk yi bis naka tey farata la dafay jaadu ci bépp jullit mu jéem di xam li nga xamante moom moo nekk ci message bi ginnaaw loolu mu jëfe ko waaye am na loo xamante moom moo ci topp moom moo di mu jottali waaw ndaxte message bi warul yem fii am na ñoo xamante ni xamagun ko am na ñoo xamante ni jotagun ko am na ñoo xamante ni ñoo ngi ñëw dañ ci war jot ndaxte loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santoon mu nekk ay digle yoo xamante ni mën nañ ci génne jàngat yu bëri waaye ci tënk rek yii mooy yi nga xamante moom moo ci ëpp solo nga xamante ni daf ñuy jëriñ bépp jullit boo xamante ni bëgg na topp borom subhanahu wa taala ñaan yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla dimbali ba li nga xamante moom moo di message bu nekk loo xamante ni dañuy méngoo ak moom dañ koy mën a topp waaye ci anam boo xamante ni anam bu yomb la donc lii lañ leen indi loon ñaan yàlla nañu yàlla may dégg ak topp rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim واكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم